lu soxal Kër Massar bi ñu na ma def nag ab département coow la tàmbali na xat am na ci ñaar ci communes yoo xamante ne nee nañ duñu ko nangu tey duñu ko nangu ëllëg bokk na ci commune yu Yëmbal ak Yëmbal Sud ak Malika conseil municipal ba nag moom nee na lépp loo xamante ne ñoom seen i jafe-jafe la kenn faalewu leen ba tax na nag tey jii ñoom gis nañ ne lii bu ñu ko bàyyee daal mu jàll dana am ay jafe-jafe yoo xamante ne dana ko indi conseillers municipaux yi nag di sàkkuwaat daal ñu xoolaat bu baax a baax nekk nup Malika ak commune yu ko wër ca jaxayit foofee ñu nga yuuxit ñeel ba tey lu soxal rek coppite ñuy indi nag yu ñu fas yéene indi ci communes yeeg goxaan yi soxna yi fare ca APR féete ca jaxaay nag ñi ngi sàkku ci président Macky Sall nag mu xoolaat mbir mi balaa muy jël benn matuwaay ci loolee sax ña nga cay joxañ baaraam nag jëwriñ ji ñu dénk lépp lu jëm ci goxaan yi ndax jàpp nañu ne jëwriñ jooju daal lu ñiig njaag mooma ndax moo nekk ci ginnaaw daal di politiquer mbir mi beneen ponk ci biir xibaar yi ëllëgu feet nag mbaa sax bu ñu amalee ab feet ba ci ëllëg sa am na ay agent yoo xamante ne kenn mënul tax ñu dem liggéeyi nag ba tax na ñu ne ma ngay bëgg a ëppi loxo ci réewum Sénégal jëruñ ji nga xamante ne moom la ñu dénk wàllum xëy mi nag ma ngay nag wax ay yoon mu jàpp ni bu ñu ca jaaree xëy na yëf yi daana ko gën a mën a xeex mooy képp koo xamante ne nii dangaa toog sa kër bu ñu feetee ba noppi te du férié du lenn nañu fexe nag ba bés ya nga toog daal ñu dagg ko ci say congé loole nag mooy gis-gis ki préfet bu Ndakaaru it koy feelu moom it ci mbir mi ne lii lu ñu war a xoolaat la Youssou Ndour nag dafay def rek toogub néggandiku moom njiital Super Étoile sax ci boppam wax dafay def toog ak néggandiku ci carrière musicale am ndax dañu bëgg a sóobu ci yeneen projet ñu duppee ko nag comédie musicale mu nekk loo xamante ne dañoo bëgg mu daj àddina comédie musicale boobu ñu duppee ëttu Birima lañ ci jublu rek mooy day fexe nag di def li ñu duppee njàngalem olof njàngale moo xamante ne njàngalem Birima lay doon ci kàllaamay wolof moom Youssou Ndour jiite Super Étoile mi ngi xamle kàddu yi nag bi ñu ko invité woon fii ci télévision Futurs Médias mu nekkoon invité d'honneur la xew fële ca Proche-Orient ma ngay wéy nag di jaaxal àdduna bi rawatina ak réew yi communauté internationale nag noonu ki nga xamante ne nag moom moo jiite kon kër centre bi nga xamante ne moom mooy centre de recherche stratégique moom nag mi ngi ci yëy yàbbi muy docteur Abdoulatif Aydara moom nag na mu ko jàngatee rek mooy war nañu xoolaat bu baax a baax li nga xamante ne ni moom mooy xew moom moo jiite centre africain d'intelligence stratégique ndax loolee ëpp na loxo te buñ ca taxawul nag dana gën a xóot maanaam guerre civile ba dana gën a tar ca Palestine mbokki ponk yaa ngi nii bu ngeen taaxirloo tuuti ñu faram fàcce xibaar yi. dal nag jàmm ci xibaaru marax mi ni ñu ko waxee woon nag ñeel Ndakaaru li ko wër ñu fas yéene rek kon xoolaat tëral nu communes yeeg département yi am ca sax ay communes yoo xamante ne daañu leen defuk département loolee jur coow lool fi mu ne ci réew mi bokk na ci commune bu Kër Massar ñu jàpp def ab département am na ca nag ñaar ci commune yoo xamante ne nee nañ duñu ko seetaan benn yoon bokk na ca kon yëmbal commune yu yëmbal sud ak yu Malika ñoom ña ko jiite nag li ñu wax rek mooy dañ leen a yàgg seetaan ci seen i jafe-jafe loolu nag bëgguñu sax mu sotti faf ba tax na ñu ngi sàkku daal ci kilifa yi ñu xoolaat bu baax a baax nag toogaayu Malika ci wàlluk géographie waaye tamit Malika ak communes yi nga xamante ne ñoom ñoo ko wër ndongaka ci leeral. sur la boucle. waa Malika ni dàq nañu nag projet de départementalisation bu Kër Massar bi nu leen indil conseil municipal bi ni këyit gi ñu leen présenté bokkul nag ak seen gis-gis ci gile projet. à part Malika day nekk arrondissement gisuma ci benn avancée pour Malika. Sur le littoral, Malika ne s'arrête pas au croisement de Tivaouane Peulh sur la boucle yamul foofu. loolu dama bëgg état bi prendre ko en compte si on ne dépend que des services techniques dañuy léser. kii di maire bu Malika ni mbir bi nag daf cee bëgg a jiital lépp luy intérêt commune am Talla Gadiaga ni réforme bii nag da doon xaar ngir mu daal di jubbanti lenn ci li ñuy woowee ay incohérence territoriale lu ci demee ni ki litige frontalier yi diggante collectivité territoriale yi. ñun fu ñu ko dàq nañ ko nag fu ñu ko dàqee mais les populations cité Sonatel dañ ko couper en deux. Quand l'État a dit qu'il y a tellement de problèmes il faut que ñu on procède à un redéploiement dañoo defini woon. du fi indiwaat lu fi nekkoon ama lu ñu njëriñ xam nañ ko. je vais vous sortir la lettre que j'avais adressée au président Wade pour ni ko découpage bi arrangé wuñu
bu dee ci Kër Massar moom conseillers municipaux yi nee nañu na gouvernement bi daal dee doxal ñu ni ñoom ñëpp nag daal dinañuy ànd nag ci gile projet. coow lu bu jógewul suñuy commune ñun président lu ñu tegu dañ koy tegu ndax nit di am kilifa fii Kër Massar amul critique xëy na yeneen communes yi mais fii ñun dañ koy remercier ñun. Kër Massar ñun au niveau de Kër Massar te nekk fii ñun bu du woon ñoom sax ñun mën nañ dem seul département te ñun moom lañ koy jox. waaye conseillers municipaux yi nag ni bu ñu sañoon du fi daal dee yem ñu ni bëgg nañu lenn ci ay dëkk nag yu leen daal dee wër ñu daal di koy taf nag ci Kër Massar. li ñu ciy yokk rek mooy dafa am commune bu ñu dëkkal muy Tivaouane Peulh ñun ak ñoom ñu nekk ay mbokk te dégguñu leen ci département bi ñu bëggoon nag bu nekkee mën naa nekk commune Tivaouane Peulh boobu ñëw bokk ci département de Kër Massar ñu bëggoon aussi la pôle de Lac Rose bi xam ne mi ngi foofu Diamniadio am na pôle kon département de Rufisque am na pôle Rufisque mënul am pôle Diamniadio amaat pôle Lac Rose loolu daal leen xalaat ni sunu président bu ñu déggee loolu dina ci indi ay rectificatif. gile réforme waa Yëmbal Nord ni ñoom nag ànd nañ ci fekk jamono jooju waa Yëmbal Sud ni ñoom nag bañ nañu gile projet yem ak waa mairie ville conseil municipal bi ni ànd na nag ci départementalisation bu Kër Massar. ndongo ka soxna ya fare caapeex féete nag ca jaxaay ñoom it ña ngay lànk rek lu soxal kon la ñu fas yéene def ay dog-dog nag ca fële jaxaay maanaam mu am ci loo xamante ne xëy na daañu ko jël toftal ci yeneen commune wala département loole nag la ñu lànk ba tax ña ngay sàkk ñoom it ci président Macky Sall rek mu jëlaat mbir mi bu baax a baax xoolaat ka balaa mu cay jéem lenn ñoom nag ñooñu ka ñu joxaan baaraam du kenn rek ku dul jëriñ ji ñu dénk wàllu gox-goxaan yi ndax nee nañ yëf si sax nag du koo jël di ko politiquer soxna yooyu la ñuy teewlu ci micro Abdou Diouf Diagne. lu fi mës a am dañ ko jox victoire bu rafet ñu bëgg continuer sur cette lancée mais nag mënuñu ko def tant que jàmm amul ci commune bi boo déggee mënu jàmm amul ci commune bi mooy lii ñu bëgg imposer ñëw bëgg dakk dëkk yi nga xam dañu àndaan ak ñoom démb te lépp lu ñu liggéeyal président ñun ak ñoom ñoo àndoon boole suñuy doole def ko kon tey bu ñu ñeen ñi dañuy dagg dëkk yooyu ñun dañuy jaaxal. ndax dëkk yooyu mooy dëkk yi nga xam ne mooy xolu commune de Jaxaay Parcelles Niakoulrab parce que boo xoolee ñun li ñu liggéey mairie ba mu fi toogee li mu liggéey lu ci ëpp ci dëkk yooyu la nekk loolu nag dalay wan ne ñun dañu jàpp ni lii complot politique la parce que xam nañ ki nekk ci ginnaaw ndax ki nekk ci ginnaaw dafa nekk koo xam ni ba mu ñëwee ba tey amul dara loo xam ne defal na ko Jaxaay amul dara loo xam ne suñu xol xeet na ci moom ci Jaxaay lépp lu jóge ci mu ñëw ci Jaxaay lu tàng suñu xol la président nag moom moo ñu jàngal ay valeurs yoo xam ne dëgg da ci bokk jàng ñu valeurs yoo xam ne daf ni dafay yamale ba mu ñuy équité la wax kon nga la waaye bu dee yamale boobu dañ koo gëm nañ ñu bàyyi ak suñu commune bàyyi ñoom lu ñu àndal. waxoon nañ ko ci ponk yi muy nag bu nu amalee feet rek ba ci ëllëg sa daanaka am na ci agent yoo xamante ni kenn mënula tax rek ñu xëy liggéey li ko waral lan la li leer ba leer mooy yëf yi daal jaaxal na askan wi rawatina ak kilifa yi nga xamante ni ñoom la ñu dénk lu soxal wàllum xëy mi ba tax na tey jàpp nañ ni am na loo xamante ni daal bu ñu ko defee xëy na yëf yi dana wàññiku muy bépp agent boo xamante ni xëyatoo ci jamono joo war a xëy nag nanu fexe rek ba daal la nga toog ci sa kër ñu dagg ko ci say congé loolee nag mooy li yees li ñu fas yéene amal dañu ci ànd ak Ibou Diouf ak Youssou Baro. bu seetloo circulation bi wala sax ci yenn béréb liggéeykaay yi da ngay xam ne bëri na ci Sénégalais yi nga xam ne ñëwuñu liggéey si loolee nag gannaaw fête bi ñu ne bëri na liñ koy faral di gis. bëri na ñoo xam ne dañuy ñambaasaale fan yi nga xam ne ñoo dox diggante bésu fête bi ak weekend bi li ko waral tam mooy peut-être suñu aada ak suñu cosaan bëri na ay fête yoo xam ne. bu dayee li mel ne ni feetu korité wala tabaski am na ñoo xam ne du gox gi ñu nekk du foofu lañ koy feete ba tax na ñi nga xam ne sori nañu mënees nañu jàpp ne dina jafe si ñoom. ñu ne nag xeetu jëfin boobu dina am ay njeexital ci ni ñuy liggéeyee ak la nga xamante ne moom lañ ci daan séntu. comme moom li ko yor mooy liggéey boobu nag du liggéeyu kenn si ñun rek suñu liggéey la ñun ñëpp ba tax na ku nekk si ñun war nga ràññee bu baax a baax parce que li ngay joxe li ngay indi. li ngay am en termes de contribution moom mooy fulandi li nga xam ne moom la ñuy am ñun ñëpp ci koomu réew mi. ngir jële fi li ni mel jëwrin bi nag mu ngi proposé yeneen xalaat yoo xam ne xëy na buñ ko waxtaanee mënees nañu am ay saafara. comme feet yi moom day am ala kulli àll te feet yi bu amee ñaare dañuy bëgg egg ci suñu gox yi nga xam ne foofu la ñu soxee ko mënees nañu jàpp ne nañu déggoo peut-être ci waxtaan bu ko mayee bu fekkee ne feet bi. ñëw na fanum sàngam nga xam ne man soxla naa lu ëpp benn fan bi nga xam ne feet bi may na ko pour ñambaas ko ci fan yi nga xam ne dama koy bër buñ ci déggoo mu ne ñu jàpp ne fan yooyu nangu naa ñu dindi ko ci koyse yi may am loolu mën na nekk loo xam ne buñ ko waxtaanee
jàppandoo ko peut-être que nen war na nekk solution. fii ci Sénégal nag seetlu bi mooy dina jafe lool ñi delluwaat ci seen i bërëbu liggéeykaay gannaaw feet yi loolee li muy am ci ay conséquences ci ni ñuy liggéey bari na lool ba tax na ñu ne jot na ñëw ci solution. Ibou Diouf préfet bu Ndakaaru moom it wax na rek ci ñàkk xëy bu ñu nemmee ko rek saa yu feet weesoo moom nag gis-gisam mooy dañoo war a def li ñu duppee nag kon permission anticipée bu ñu ko déggee ñi nga xamante ne xëy na dañu nekk ci jamonoy feet te nag bëgg a jël ay bis yoo xamante ne duñu ko liggéey loolee mën nañ koo ñaan ba ñu nangul leen ko waaye ci kawit ñu dagg ko ci seen i congé maanaam mu am ay bis yoo xamante ne dañu koy coppati ci seen i congé. Alioune Badara Samb ñu teewlu ko moom mooy préfet bu Ndakaaru. absence nag moom boo koy def da nga koy teg ci yoon xam nga agent bu nekk am na droit am ay fanu permission lu warul congé yi donc ña ko demandé woon dañ ko daal di dañ koy dindi ci seen bis yooyu mais teewul fexe nañ ba nga xam ni service bi li ci am solo rek mooy bureau bu nekk am ku fa nekk koo xam ne liggéey nañu ba 5 heures jot ñu daal di wàcc dem ñun ñi nga xam ne ñoo jiite préfecture bi comme ni ngeen ko xamee. fonctionnel bien sûr nag li ñu jot ci ay usagers moom bariwul pratiquement tuuti courrier laa fi jot bu ma juum tey matul fukki lettre koo xam préfecture Dakar gannaaw loolu ay urgence yu mel ni internement de malade mental mais amuñu benn difficulté. nga ko ñu àddu ci leneen des ba tey tànk ci korite gi koriteek ren ji nag am na loo xamante ne doxalee nañu ko am na nu ñu doxalee fële ca kaso bu rëbës muy nag yenn matuwaay yi ñu daan jël ak yenn tere yi ren nag dañoo gën a woyofal mbir yi ndax ñooñee caabi féete gannaaw dañoo may nag seenu njaboot ñu togg ba mu neex indil seen waa kër la nga xamante ne daawutoon am kon ci kaso bu rëbës ren ji nag dañu ko daal di rek jëmmal ñu ne ci bisu korite gi noonu la ñu doxalee waaye tamit bisub tey ji maanaam bi ñu waree ba ci ëllëg sa tamit gis nañu ne way juri nag ña nga doon dem rek di yóbbul kon seen waa kër li nga xamante ne nii moom mooy ay lekk li ñu wàññi nag ren ci palaat yi fa dugg toll na ci juróom-ñaari téeméer ak juróom fukk ak ñeent Aminata Mbaari Sow ak Modou Diop ci leeral. net Mbaari Sow du ñàkk ngeen am ko ci xibaar yi ci nasaraan ñu des ba tey ci korite gi ak li ñu nemmeeku muy yàpp bi nga xamante ne njëg yi cher na lool ba jéggi dayoo ñoom ñi nga xamante ne nag ñoom ñoo féete ci wàllug càmm gi rawatina ak mbootaay gi leen jabootee ñi ngi xam le ne li ko sabab bokk na rek ci mbas meek jafe-jafe yi nga xamante ni indi na ko waaye tamit yeneen i jafe-jafe di wàllu taxe yi nga xamante ni ñu bari ci sàmmkat yi du ñu sàmmonte ak moom ba tax na ñu ngi sàkku ci seen i ñooñ daal lépp luy taxe tamu war leen nañu wàccoog moom waaye nguurug Sénégal tamit na leen gën a gunge ci seenu jafe-jafe naka noonu it ña nga yëglu ci tabaski ji ñu dëgmal ñu ne boo moyul gàtt dana doon jafe-jafe ndax du am lu ba dinañ fexe ba lu bari mbaa bokk boo moytul yu bari dootul mën a dugg ndax ñàkku kaarange gi ñuy nemmeeku ci wàllu woowee ñu teewlu El Hadj Malick Ka moom moo jiite association bi ëmb éleveurs yu Sénégal. xam naa ne si Covid bi la ak àdduna bi fu mu toll bu soobee borom bi ñu ngi waxtaan ak ministère de l'élevage ñu xool li nga koy gën a yombale bu nekkee si daral bi teg benn norme dangaa war a tënku si norme boobu kon boo ñëwee nga wax dangay jéggi norme bi loolu nekkul li gën da ngay gis nga xam ne dañu yor ay moto wala ay saret di sàcc xar yi di daw ak ñoom parce que dëkk bi amul sécurité ñi sàcc sunu nag yi vraiment sécurité daal bu amul mun bu soobee yàlla sunu xar du ñëw fii maa la wax loolu sécurité bu amul ku la mënta wax xar day am en tant que opérateur en tant que président des mouvements gisuma fii ki nga xam ne moom dina fi indi xaram loolu man maa la ko assuré de aussi état bi nañu gën a jàppale encore une fois parce que vraiment jàppale bi des na. ñàkkuk kaaraange gi ñu doon nemmeeku ci daara ju kawe ji ñu duppee Cheikh Anta Diop léegi tey mu dakk ndax am na lu ñu fa fas yéene tëral muy fexe nag ba segg lépp lu fay dugg moo xam nit ñi la ndax képp koo xamante ne da ngay dugg ci université lu leeral la fay duggee moo la fay dugal mu mel ni carte étudiant yi sax dañoo bëgg mu del si waat su ko defee bu ñu dugg nag ñu mën a wane seen carte ñu xam dëgg na ci université ba la ñu jëm ndax ni ñu ko waxee ñàkkuk kaaraange ak ay agression yu ñu fay faral di nemmeeku tax na ba kilifa yi nag fas yéene ci jël ay matuwaay Habib Faye ci leeral. fii boo fi dugg des koy xoolaat ko. université Cheikh Anta Diop faaw rek nga yor sa carte étudiant ngir nga mën a dugg ci biir. changement yu baax la parce que vraiment université léegi sooy dugg dañ lay vérifier sa bagage yëpp vérifier oto yi vérifier carte étudiant yi ñun loolu mooy suñu liggéey. loolu yëpp lu ko waral xeex wàllum ñàkkum kaaraange gi jaaba jonge fii.
parce que yokk nañ lampe yi mi ngi leer et tout ça. entrée fii commencé gul non non. waaw des na moom vraiment des na de parce que boo xoolee lampe yi ñu ngi fii mais boo xoolee entrée bi moom des na moom vraiment. filtrage sax lu baax la parce que xam naa ne xam nga àdduna moom xam ki fi ñëw kii dem loolu baax na loolu trop mais fu nga xam ñi ñëw ak ñu dem nga xam kii kan la ban lu tax mi ñëw lan moo ko indi nga xam vraiment lu tax est-ce que nit ku wóorul. ñoom ñii di saytu dugg beeg génn gi ne faaw ñuy waxtaan ak askan wi ngir gën a wàññi jafe-jafe yi. naa ku bugg rek ku ñëw fii ku xamul suñ ko laajee bugg ñu indil jafe-jafe ñu toog ak moom ñu wax ko suñ ko waxee ñu comprendre. sécurité bi bon xam na doy waar mais pour man l'essentiel que dañuy étudier ne war a xool li ñuy def dañuy am seen heure yu ñuy rentrer seen bi ñuy dem pour ñu xam vraiment heure yi dañuy éviter yeneen espace yi amul courant quoi pour ñu xam léegi bon espace yi comme c'était dangereux nga bàyyi di fa jaar. yàgg nañ koo yuuxu fu ne ñoom étudiants yi ñàkkum kaaraange gi am ci biir université Cheikh Anta Diop waaye léegi ñu fàtte li ni mel ndax am nañ ay montage yoo xamante ne teg nañ ko fii ay agents de sécurité ñoom ñoo yor li ni mel ngir étudiants yi mën a jàng ci jàmm. ñu lay jaajëfal askan wa yeewoo nag ca commune bu Ngoyeex nekk ca Njaareem mere nañu lool préfet bu commune ba ndax na muy doxalee ci seen gis-gis muy préfet bu département bu Njaareem ndax préfet boobu la ñu ne loxoom génnul ci Aquatec na mu doxalee tey ji Aquatec nag daan leen dimbale ci wàlluk ndox ñu ne Aquatec tey dafa dagg séddale ga ci wàlluk ndox ma daan jóge ca forage ba ñoom ñooñu nag ñi ngi doon janoo ak taskatu xibaar yi Babacar Diouf. mosuñoo nëbb bañ gu ñu bañ Aquatec ñëw jël seen forage yi nga xam ne ñoo nekk ci seen dëkk. Même si c'est une loi qui est votée, on est contre parce que les lois sont votées pour le peuple donc sont applicables au peuple. Donc si le peuple ne se voit pas dans ces lois-là, si le peuple ne voit pas ses intérêts dans ces lois, il a donc le droit de protester. mu di mbañal goo xam ne ni arrêté ministériel bi tënk njëgu ndox mi ci juróom fukk ci kër yi nekk ci kaw gi moo ko gën a teengal. met ci dèjà bi wàññiwul dara ñu bëgg ñu ko yaakaar nag def ñu ko dèjà 50 waa tax dafay met ci 190 normalement. Macky Sall mu ñu bëgg a rey nañu dimbale ngir yàlla ak yonent bi. li gën a métti mbir mi sax fi mu nekk nii mooy li ñu ne préfet bu Njaareem dafa ñëw tëj seen forage bi. képp koo xamante ni rek yaa ngi fii ci Ngoye xëy na tey am na loo sentir mooy que ne dañu xëy gis autorités yi nga xamante ni ñooy autorité de concentré yi ñu ñëw ci dëkk bi pour couper ndox mi nga xamante ni moo nekk ci biir kër yi loolu nag ñun ni nga xamante ni noonu la amee. ñu jàppee ko noo xamante ni ñun d'accorduñ ci te it ànduñu ci ndaxte ni ñu ko jàppee mooy injustice la. mu di tuuma goo xam ne nii préfet bu Diourbel dàq na ko ba mu set Ibrahima Fall ne benn forage mosuñu koo tëj li ñu tëj nag mooy ñi nga xam ne ñoom ñoo yor seen robinet ci seen biir kër di naan te duñuy fay. ñu fàttali ne jafe-jafe bi dox diggante Aquatec ak askanu Ngoye tax na lu ëpp fukki nit ñu jàppoon leen ci kaso bi. gannaaw Njaareem ñu yeggit ba Kaolack ak gare routière boobu nga xamante ne melokaan wa daana jéggi dayoo ci jamonoy nawet tey dañoo taxaw ngir defaraat ko ndax nawet saa yu daan jot rek ñoom borom daamar yooyu ak askan wa dañ doon jànkante lay jafe-jafe yu metti mu am projet bu yees boo xamante ne nag indi nañ ko tërale ko nag ci koppar yuy toll ci juróom-ñetti fukki millions gouverneur bu diwaanu Kaolack nag demoon na nemmeeku ji chantier boobu nga xamante ne liggéey ba kon door na ñu ànd ci ak Ibrahima Diame ak Fally Gueye. liggéey bi tàmbali na am na weer ci naaj bu tàng jër gouverneur daal di ñëw nemmeeku ci chantier yi fekk nag chauffeur yi nga xamante ne yàkkamti nañ lool mu pare ndax anam yi ñu fi doon liggéeyee métti na ba fu métti ci yem. bu tawaan fii garage bi mënoo fay dugg mënoo génn kon buñ demee ba nga xam ne yàlla dimbale nañu clients yi da nga daan ñëw sa yëre tooy léeg-léeg nga retourné waat ñibbi sa kër foo mu wayaas kon jafe-jafe yi doon dund yu tar la woon te métti danaan taw sa kër sax doo ko tal ndax gare routière bi ndax métti waay gu muy métti ak fitna gu nit ñi di am ci biir gare routière bi. waa Ageroute zone centre ñoom ñoo engagé liggéey bi le njëg li toll ci téeméer ak juróom-ñetti fukki millions laata nawet nag nee nañ lépp dina yemb. liggéey bi ñu fi def liggéey bu am solo la dañ ko décaper defaraat structure bi carrément structure boo xam ne dina maintenir bu baax au minimum 20 ans. après dañ ci dolli aussi assainissement parce que xam nañ bu ñu ko defee te amul assainissement bu baax aussi donc ndox mi day continuer taaf yi ñu curé waale kan bi réhabilité ko de telle sorte que ndox mi bi ñëwee dina mën a dem yoonam. pour wax leen rek avant muy taw incha allah dinañ terminer travaux yëpp. gouverneur di rafetlu liggéey bi teewul nag mu ngi leen di ñaax ñu respecté délai yi yeneen service yi itam yi yore wàllu courant beeg embellissement bi ñoo ngi leen ciy woo. lamp yi ngeen gis nii il faut defaraat ko mu leer pour mu gën a am sécurité
wax naa leen fi ne dinaa saisir le directeur général de la Sénélec danaa saisir aussi madame le maire ku ci nekk loo ci mën nga def ko ci pour que ñu defaraat lamp yi ba mu leer. danaa saisir aussi monsieur le ministre de l'urbanisme pour que lu fi war a nekk ci ay espace vert ci bunt bi ak ci biir yëpp ñu defar ko comme ça routière bi mën a wuyu turam. gare routière Liberté bu Kaolack ñu gën ko xam ci garage Dakar nag bokk na ci garage yi gën a rëy ci sous-région bile oto yi fii la ñu jógee di dem fu ne. niñ ko waxee woon ci ponk xibaar yi muy Youssou Ndour mi xamle nag ni dafay def rek ak toggub néggandiku ci carrière musicale am app bi nag waxu ko bi ñu ko invité ci télévision Futurs Médias mu nekkoon invité d'honneur ci la ko xamle leneen la mu wax it mooy Super Étoile dafay liggéey fi mu ne ci benn projet boo xamante ni comédie musicale la dafay wër àdduna waaye projet boobu tamit jàpp leen ni ëttu Birima la ñu ko duppee muy njàngaleem wolof moo xamante ni kon Birima da koy def muy projet bi ñu teewlu ko. Aujourd'hui, je pense que damay bin, c'est-à-dire je fais une petite pause. Ouais. Pour combien de temps? Ouais, bon, on verra, mais je fais une petite pause. Mais mon pause, moi, peut-être ça va être difficile dans les jours à venir de me voir monter sur scène. Ah ça, pour le moment, c'est en stand-by. Mais Baïou, comme on a pu quand même non l'entendre. Comme que passion doko Baï, mais j'ai fait une pause quand même. Ça, c'est la réalité. Nous avons un projet que comédie musicale, en dimension mondiale. Nous avons un liggéey mën naa leen wax sax mi ngi tudd ëttu Birima. loo xam ne que aussi dañuy xaar. toujours comme ça nag yooyu yëpp dina mën a kii ñu xaw a dal. bokk na ci li ma gën a soxal. jàppale le président de la République si emploi des jeunes bi nga xam ne ci lañ nekk. ba ci sama waar ba mu mat du tee li ngeen war a jot di ngeen ko jot. waaye daal gisee bi daal xam naa ne dañ koy xaw a mettre en stand-by pour l'instant. donc la xew fële ca Palestine Proche-Orient mu nekk nag loo xamante ni xam ngeen ni lu metti la téeméer ak ñaar fukk ci doomu aadama ñàkk nañu seen bakkan di palestinien ña féete nag ca juif ya moom juróom-ñett ñoo ca ñàkk seen bakkan lépp nag ma nga dooree ci ay suuf yoo xamante ne nag waa Israël dañu ne ñoom ñoo ko moom ba taxoon ñu song palestinien yooyu féete woon ca Jérusalem Est loolu nag moo indi jafe-jafe yi kii di docteur Abdou Latif Aïdara jiite centre africain d'intelligence stratégique nag mi ngi ci yëkkati ay kàddu ak ni mu jàngatee tamit doxalinu mbaa bokk position Sénégal ci wàllu woowee Chérif Diallo lañ ci àndal ak Youssou Baro. carte bi day firndeel xuuse gi Israël xuuse parti bu verte bi waa Palestine ñoom ñoo fa dëkkoon tipp yu weex yi rek la juif yi dëkkoon laata 1947 di année bi nga xamante ni ci la ONU daal di séddale ku ci nekk mu jox la pàcc boobu ba léegi nag dafa mel ni waa Israël jaay nañ doole palestiniens yi nangu seen suuf yëpp loolu nag moom moo tax fitna gi yeewaat fi fan yi kër gi kër maamam la ay maamaatam la ñu xëy suba ne ko non da nga fiy jóge kër gi nga génn kër gi ñu wutal la feneen foo dëkk mais fii moom da nga fiy jóge ñu jox ko ay juif ay dañoo dem a dem ba sës ñu nekk di palestiniens yi am na ci ñoo xam ne nag dee moo leen gënal nag jóge ci kër yi loolu moo indi problème fi mu mel ni kon ñaari guerre la muy diggante Israël ak Hamas wante tamit Israël ak doomam yi nga xamante ni ay arab lan nekk ci boobee diwaan. arab yi nga xam ni dañoo dëkk biir Israël nga xam ni ñoom dañoo am nationalité israélienne te ay arab lañu mooy ñi nga xam ni tey dañoo bañoon ne du ñu génn ñooñu bu nekk ni 1,8 million lañ bari nañ trop ci biir Israël ñooñu tamit entraîné nañu léegi dugg nañ ci xeex bi ñoom léegi ñu ngi guerre ak yahud yi nga xam ne ñu ngi nekk biir Israël donc loolu bokkul ak guerre bee bii guerre civile la maanaam israéliens yi seen bopp ñooy xeex arab yi israéliens yi contre yahud israéliens yi ñu ngi xeex ci seen biir kooku guerre civile la donc ñaari guerre dafa am. directeur centre africain d'intelligence stratégique moom ne comprendre na taxawaayu Sénégal ci mbir ñu bañ cee sori. Sénégal tey am na situation xam bu ci duggee rek ce serait suicidaire li mu mën rek mooy condamner ba ñu xam ni Sénégal àndul ci lii waaye mënul jël ay soldaaram yóbbu ko fa amul arme yu mu jël jox leen ko mais mën na rek compatir. mu mel ni kon waa bitim réew ñi ngi gëmm seeni bët di bàyyi rek Israël di noot Palestine boobu ba léegi nag fitna gi tax na lu toll ci téeméer ak ñaar fukki doomu Palestine ñàkk nañ seen bakkan ci jamono ji nga xamante ni kon juróom-ñetti israélien rek ñoo ci faatu.
Chérif Dia ñu koy jaajëfal bu baax a baax mbokk yi nit sant nañu leen gërëm leen bu baax a baax yéen ñëw ñu fare woon ci machine bi naka noonu ci kanam tuuti 20h xibaar yi ci nasaraan di ngeen ci ànd ak Cheikh Tidiane Diawo ñu leen di ñaanal jàmm.